Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Comme ni nga ko xamee chambre de commerce dafa nekk institution publique boo xam ne nii suñ constitution dafa wax ne ay privé ñoo ko war a gérer mu am mission pour jàppale opérateur économique yi tey suñu budget bi ñu ko defee ba noppi budget bi dañ ko orienté beaucoup plus de l'investissement bi ci jiitu mooy emploi mooy fexe ba nga xam ne nii nit ñi danañ am emploi wala dañ leen former pour ñu génn leen ñu am emploi bul fàtte ne chambre de commerce def na effort yu bari ci loolu ndax bari na fekk na ay champion yoo xam ne nii ay ñoo xam ne nii nekkuñu woon ci dara ci domaine bu ne mu former leen tey bañ nekk ay opérateur économique loolu ci benn partie budget bi la beneen partie budget bi mooy fexe ba nga xam ne nii tamit danañ mën di gën a organiser ay salon d'exposition à l'extérieur parce que c'est bien que ñu def comme FICA fii ñu ngi koy réussir mais war nañ ñuy dem tamit ci yeneen salon yi nga xam ne mooy am ci àdduna bi ci Chine ci actuellement suñ membres yi ñi ngi en Gambie pour foire la Gambie et je pense que yooyu yëpp ay mi ngi ci programme budget bi. objectif yi moom ñun am nañ ko li des mooy ban perception la ci nit ñi am loolu yow yaa ma gën a xam journaliste nga couvrir nga ko yaa ngi ci dëkk bi et man li ma ci gis mooy. nooy xamee benn événement am na doole mooy événement moment bi muy am nan la dëkk bi di doxee da ngay gis ne circulation bi dana bouger parce que ñu baree ngi fi ñëw da nga gis ne hôtel yi mi ngi fees da nga gis ne commerçant yi boo demee foofu da nga fa fekk ñu bari y a plus de 200 000 visiteurs bi ñu ko comptabiliser ay concerts ay événements je pense que noonu lañ ko mën a xoole te on était en 4e édition te gis nañ ne chaque édition nit ñi dañuy yokk espace bi day gën a yokk visiteurs yi gën a yokk commerçants yi gën a yokk kon pour ñun c'est très objectif ci loolu mais du doy ndax li ñuy wut mooy mën nañ dem ba nga xam ne nii boo amee Sénégal gépp dañuy riir ñëw wut si fi port Kaolack moom dafa nekk ci mission yi jiital chambre de commerce ndax nañ fàttaliku ne ay 1918 vers 1918 chambre de commerce moo tabax port bi ci xaalisu boppam voilà archive yi mi ngi fi bon port bi nag port moom dafa nekk port fluvial port a besoin toujours ñu di ko draguer mook port Dakar yam port Dakar dañ koy draguer toujours pour bateau yu mën a ñëw port Kaolack nag dañ ko gëj a draguer bon moo taxoon ñu nekk ci chaque fois di ci wax waaye yàlla baax na président de la république dafa jënd ay drague yoo xam ne Sénégal ko moomal boppam bi mu fi ñëwee dañ ne day réceptionner drague yi léegi nag programme bi ñu war a teg pour liggéey bi xëy na mi ngi ci kanam ndax gouvernement bi temps boobu dafa nekk ñu nekk campagne donc boobaak léegi liggéey c'est vrai que gouvernement mi ngi liggéey mi ngi maintenir li fi nekk mais programme yu mag yoo xam ne dañ ko war a tegaguñ ko ñi ngi ñaan yàlla président de la république bu tegee gouvernement ba noppi ñun bu boobaa dinañ gën a mën a pousser pour mën a joxe ay orientation yu claire ndax drague yi moom mi ngi fi c'est pour draguer port Kaolack ak yeneen drague yu war a ñëw jàppale ko parce que benn drague mënul draguer port bi incha allah yaakaar naa loolu moom bala ma cee mën a wax addu lu leer a leer mooy ñu xaar ba gouvernement bu bees taxaw ba ministre yi jël fonction loolu ñu mën ci continuer. xam nga ak njaboot kenn du ko nax et je pense que du loolu mënoo jël déplacer ay batterie yu toll nii pour mu ñëw pour draguer mu nekk investissement bu mat 20 milliards nga ñëw ne dama ko fiy teg dóor waa Kaolack dem je pense que loolu c'est suicidaire bon l'État mooy décider mais je pense que drague yi du fi jógee dana liggéey. te du fi nekk tamit bañ a liggéey moi je pense que dafa am ñoo xam ne ni seen xel dafa ñaaw rek ñu di ko wax mais man li ma am certitude mooy ce n'est pas que draguer bi ko état du Sénégal di jënd daf ko jënd pour Kaolack daf ko jënd pour draguer les ports du Sénégal mais compte tenu que ñëw andi nañ ko ba Kaolack ba teg ko fi moi je pense que très prochainement liggéey bi dana démarrer incha allah. waaw xam nga du Sonacos rek lépp lu fi nekk ci activité économique. Sénégalais yi mën nañ ko ndax sénégalais yi wutuñ président de la république bu nekk bitim réew wutuwuñ ministre bu nekk bitim réew wutuwuñ ay juges yu nekk bitim réew te bu ñuy xool fonction bi gën a noble fonction yi gën a responsable mooy yooyu
kon en tant que opérateur économique gérer ay usines jaaxaluñu ndax tey luñ fi jox tubaab bu dikkee ay sénégalais lay recruter ñu toog fa di ko gérer muy lu mën a doon muy depuis wóor muy autoroute bi muy lu mën a doon ñun ñoo koy gérer kon je pense que ñun li ñu gëm mooy bu amoon sax loo xam ne nii ñun dañ ñu ko war a defloo te mënuñ ko ñun tamit de la même chose mën nañ dem recruter ay étrangers ñu ñëw defal ñu ko ndax ñun suñ société yi ñi ngi embauché ay tubaab ay français ñi ngi embauché ay chinois ñi ngi embauché ay américains li metti mooy ñu jël des investisseurs étrangers jox leen ko buñ dikkee yéen bi ci am ñoom duñ ko ci am profit rek li ñuy wut bu profit bi baaxee ñu dem bu profit bi baaxee ñu toog bu te dañuy essayer am profit rapide léegi nag man li ma gëm mooy compte tenu que gerte gi ay sénégalais koy bay gerte gi diwlin bi muy naw ay sénégalais koy jaay je pense que ku organiser tuuti avec l'appui de l'État parce que bien sûr awul benn réew ci àdduna bu ay privé mën a organiser seen bopp bu amul état mooy locomotive bi organiser bi tracé yoon buy seet ñi am capacité mu jox leen ko encadrer leen jàppale leen su ko defulul privé sénégalais yi tamit mu ngi koy defal privé étranger yi et je pense que loolu du mën a ànd mukk ak croissance bi dana génn en termes de chiffres mais croissance bu ñu génn boo xam ne nii wàccul ci population bi loolu mooy indi léeg-léeg problème yi nga xam ne nii moom moo ñuy dal. boo nekkee sam réew xaar ba gis jafe-jafe am nga ñeme ko loolu au contraire li bonoon mooy nga bàyyi ba mu profitable ba mu nekk ñi ko yor di ko yor bu baax nga dikk ñu ne nañ ko nangu joxe ko mais ñun fi ñu ko laajee je pense que foofu la nit bu courage di laajee dara fekk fi mu jafe-jafe ba nit ñàpp ci yaakaar nga ne jox leen ñu defar. mais man je l'ai parlé devant le président de la République du man je peux organiser mën naa organiser ak opérateur économique yi ensemble avec l'appui de l'État bien sûr ñun rek mënuñu dem parce que Sonacos dafa nekk loo xam ne nii état mënu ci génn loxoom yi ñuy wut rek mooy état ak FONSIS ak instrument financier yi mu am ak savoir faire bi mu am ñu jël ko boole ko jox ñu ko ndax yi nga fi gis muy investissement yu mag yëpp bu dee ci pétrole bi bu dee ci autoroute yi état daf ci tugal loxoom encadré jàppale investisseur étranger ba mën ko def mais sëriñ boobu en tant que tel non mënuma ko def man rek il faut que ñu bokk ko ak ay nit état jàppale ñu ci gëm ne ñun mën nañ ko même buñ juumee ñu corriger ñu ba nga xam ne ni l'objectif mooy lan mooy nal diwlin jaay te nal diwlin jaay ndegam jigéen ñi ñooy dem ba léegi di liggéey seeni machine segal di ko defar c'est-à-dire en industrialisation waruñu të daal doomi sénégalais yi ko xam ñi ngi fi du man maa ko xam man xawma ko man li ma mën a doon mooy gérer flux financier gérer personnel bi gérer l'entreprise comme ni ñu koy gérer mais li ëpp solo mooy ay doomi sénégalais technique yoo xam ne boo leen joxoon ay weñ sax mën nañ ko fexe ba def ci usine ba mu taxaw loolu mi ngi fi. waaw mais loolu désordre marché yi lakk ne salte baa ngi ci mbedd mi circulation baa ngi nii fu neex waaye jaar oto yaa ngi nii taxi yi nekkuñu en norme loolu dafa nekk benn désordre boo xam ne chaque fois que un président de la république ñëw day taxaw ne daf koy dindi mais peut-être dafa nekk désordre boo xam ne nii dafa mujj nekk attachement social mooy nit ñi dañ cee jàpp li tax loolu mooy ñàkk liggéey je pense que aujourd'hui këru liggéeykaay yi soox yooyu lañ war a njëkk a soqali mooy transformation des produits agricoles bari na ay usines yoo xam loolu lañ doon def tëj tey bari na tey ay usines yoo xam ne nii bi fi tubaab bi nekkee ñëw ay tuche ay t-shirt ay dàll bata lépp yooyu lañ war a delloo si ñeme ko nag bañ a topp occidentaux yi ci seen ouverture parce que ñoom ubbiwul dañoo dem ba raw ñu rek bëgg wax ne ouverture ñu ñeme ko États-Unis gis nga président Trump bi mu ñëwee ni mu def te yaakaar naa liberté wala ouverture commerciale Amérique moo ci jiitu ñëpp ndax Amérique ci loolu la sosoo Amérique ci commerce la sosoo kon je pense que loolu
la ñu war a def suñ defee loolu nag ba nga xam ne ni l'emploi est là mooy y a beaucoup offre d'emploi boobu dana fexe xale yu bari au lieu que ñuy nekk ci marché yeeg ci Jakarta yeeg ci yooyu danañ wuti liggéey ndax li ci jox exemple léeg-léeg nga dégg ñu ne qualification am na waaye apprentissage ba man qualification ci liggéey am na pourquoi Sénégalais yi nekk immigré yi ku ci fexe ba dugg ci gaal yi wala nga jël sa dem weer rek nga dégg ko mi ngi liggéey ci benn fabrique waaw mi ngi liggéey ci benn fabrique liggéey ci te dañ ciy xarañ ndax daneen koy jàngal rek ñu liggéey ci fabrique mooy li gën a yomb mooy tey bu doon fabrique boo xam ne de lu muy mën a defar ay produits alimentaires dañ lay wax bësal fii defal fii rek mooy li gën a yomb xëy na nag soxla leen technicité ci kaw mooy ay ingénieurs yoo xam ne ni ñooy xalaat process yeeg yooyu mais liggéeyu manuel moom mooy liggéey bi gën a yomb bi gën a gaaw pour yóbbu ci ay nit loolu bu amoon ba noppi marché yi tamit dëgg buñ ko waxee wax naa ko ci sa interview xam naa ko mën naa ko répété waat wala nga jël loolu kole ko li ma ci wax leer na nit marché yi collectivité locale yi ñoo koy gérer collectivité locale yi ñoo créer désordre bi nekk ci marché yi c'est pas les commerçants ku fa teg fa taabal ñoom ñoo la jox kayit ku fa nekk yaa ngay fay mais ñoom ñoo war a régler problème boobu wala bu ñu sentir ne mënuñ ko régler ñu ñëw ci secteur privé waxtaan ak ñoom jox leen marché yi ñu gérer ko ah différence bi est là jëlee sa caméra nga dem marché central Kaolack nga dem Cœur de Ville tu vois la net différence Cœur de Ville marché la waxuma ne amul risque incendie mais il y a moins de risque d'incendie du comme neex branché courant du comme neex taal du comme neex def dara am na équipe am na sécurité soo demee Dakar centre commercial yaa nga fa Tëngéej centre commercial yaa nga fa boo duggee ci biir c'est pas la même chose kon mënuma comprendre Sénégal tey ñuy wax marché yi mi ngi lakk marché yi te am na ay marché yoo xam ne ñi ngi koy gérer bu baax lakkul mais nañ xool foofu ñuy jaar te yooyu yëpp ay privé ñoo ko tabaxal seen bopp di ko gérer seen bopp ay commerçant nekk ci te amul problème. non man waxuma ne nguur moom du xuppaate man yaakaar naa nguur du xupp nguur day décider bala moo décider mu xool décision bu baax nga xam du jël décision ba pare di reculer waaw ndax nguur bu décider suba mu reculer ëllëg bu décider wala bu waxee kenn du ko faale. nañ étudier affaire bi woo ñi ci acteurs yi ñu laaj leen seen xalaat ñu jox leen ay solution ndax marchand ambulant wala kiosque ambulant am na partout dans le monde boo demee Champs-Élysées sax da nga ko fa fekk mais du désordre day ordonné Champs-Élysées mooy l'avenue bi gën a cher ci àdduna bi mais boo fa demee da nga fa fekk koy kiosque buy jaay journal da nga fa fekk waaye kenn jëlu fa ay zinc teg fa kenn jëlu fa ay nang je pense que ba léegi waxtaan mën naa am parce que koo gis ñu jox ko benn place mu négliger mën naa la jox exemple boo génnee fii rek da nga gis ku def fii ay zingam fii ci kanam benn jour dama dem ma ne ko kaay ma dimbale la nga defar ko mu rafet mu ne bu ma ko defaree ba mu rafet ñu dindi ko ma ne ko tax mu ne gars yi daal soo defee say bant ak say yooyu dañ naan waaw kii du fi yàgg da leen la fi bàyyi waaye bàyyi googu suñ la fi bàyyee mu nekk ba mat fukki at ñaar fukki at moo bàyyi woon la organiser ko nga defar ko mu rafet mu neex a xool loolu la waaye li am ci marché yëpp looloo ko indi dañuy commencer fenn au lieu que ñu tracé ko comme ni ñu tracé kër yi defar ko defar bu baax mais dañ leen di bàyyi ñu teg seen basang teg seen daal kenn leen wax dara suba keneen ñëw suba keneen ñëw suba keneen ñëw ba mu taxaw léegi nag mu nekk désordre mais suñ doon def fu ne ñu xam ne lii moo fa nekk defar ko ba mu rafet ba mu baax jaaykat yi wala nangam nekk partout buntu présidence sax war na faa mën a nekk buntu présidence war nañu ay kiosque yu rafet parce que boo demee Champs-Élysées boo demee Élysée a ngi nii porte baa ngi nii boo tourné ci gannaaw ay boutique de luxe ma nga fa c'est-à-dire commerce ak nit moo ànd kaabatullaahi mooy kaaba ga boo fa demee ay marché ko wër ay magasin ko wër ay boutique ko wër waaye désordre wër ko kon commerce moo activité économique nga war a ànd. waaw désordre kii dal na sama xel bu baax a baax ndax sénégalais yëpp ko wax ba mu koy wax maa ngi toog ñun ñëpp a tàcc mais len lu ne dañ koy waxtaane ndax lépp loo bëgg ci commerçant yi wala lépp loo bëgg ci xale yi pour ñu def ko soo xëyee tey suba yor sa ndaraan yor sa dara rek dindi ko rek mën naa am nga am ci loo naqari ndax da nga leen jël yàq seen alal mais ñoom tamit bu ñu xëyee amuñ lu ñu defi foofu la ñuy mujj taxaw yow mënoo dans chaque commerçant nga teg benn policier ci wetam mënoo ko voilà
ah li nga mën a def mooy waxtaan ak ñi nga xam ne ñun mën nañoo waxtaan ak ñun acteurs yi parce que tey boo wootee conférence pour affaire ambulants yi ñëpp jóg man gis naa premier ministre keroog ba mu wootee mais waxuma ne salle ba la ko wër du loolu mais mënoon naa gën a am qualité boo xam ne buñ paree ñooñu danañ jóg taxaw en face wax nit ñi liy dëgg ci ñoom mais suñ jëlee ñoo xam ne nii li ñuy wut mooy maa am mbooloo maa am lii nangam bon d'accord dëgg la politique la kenn ku ne am nga soxla nga ñëpp mais je pense que suñuy woote daal war nañ jël chambre de commerce yi ak organisation professionnelle yi nga xam ne ni te toujours sax soo nee chambre de commerce rek wax nga organisation professionnelle soo leen ko dénkoon yenn yi danañ ko régler coow du jóg wax du jóg loolu moom xam naa ko te man li tax ma wax ko man maay président de l'union nationale des chambres de commerce mais ñun chambre de commerce kenn woowuñu laaj ñu sax lu ngeen xalaat ci marché yi te chambre de commerce loolu ko tax a jóg soo demee marché yi ngay gis fii yëpp bi fi tubaab yi nekkee ci loxol chambre de commerce yi la nekkoon ñoo ko yor soo demee en France tey centre d'exposition yi foire yi marché yi ci loxol chambre de commerce yi la nekk. mais loolu am nañ ci situation ñun def nañ ci ay propositions yu leer xam nga léeg-léeg boo ci wax dañ naan waaw sëriñ bu am na cœur de ville am waa bëggul marché déedéet xam nga man dafa am loo xam ne daf ma war en tant que patriote su doon profit rek tax may wut cœur de ville duma ko def fii am naa yeneen terrain yi ma ko mën a def Dakar ba ma njëkkee amul fii Sénégal ku fi njëkk a tabax centre commercial bu nekk étage amul ku dul CCBM ñoo ko njëkk a def en 96 kon nag ba léegi mi ngi dox ba léegi amul problème du dañuy bàkku sax waaye suñ gisee loolu ñu bari roy ko muy dox ñuy wax ay affaire marché di xaar ñun ñu ñëw naan lii moo ci suñ xalaat bon ñun dañuy toog di xaar marché Kaolack d'abord mën naa laa wax solution ndax ñun tamit xalaat boo ko amee doo ko ragal marché Kaolack bala ngaa wax ay déplacement ay nit da nga koy identifier xam ñi fa nekk ñan la première mooy il faut que recensement boo xam ne nii ñun proposé nañ ko gouverneur proposé nañ ko maire recensement boo xam ne dañuy xam ñan la ak kenn ku ne lu la fa tax a nekk parce que seen droit la kooku boo ko defee boo demee jox ay architecte ñu liggéeyal la wax la marché bi nii lay mel bu paree wax kenn ku ne fii bu paree nii lay mel jox ko kayitam mu téye suba moo ne leen jóg leen fa ñu jóge fa waaw waaye nag nañ am ak ay acteurs yoo xam ne bu ñu waxee ak ñoom ëllëg danañ man leen di wax ñu gëm ko waaye buñ dikkee rek ne marché bi dañ koy déplacer buñ indi woon armée bi xanaa dañ leen di rey rek wala ñu jël seen bagage sànni ci biti waaye duñ fa jógee kooku man maa la ko wax waaw te amagul Sénégal bañ dalee wax ak léegi dañuy déplacer marché musul am ndax dañoo jaarul ci yoon wuñ koy déplacer waaye luñ mën a déplacer la marché luñ mën a agrandir la luñ mën a tas la te waratuñoo bàyyi dëkk mu nekk benn marché dëkk dafa war a am quartier buñ samp rek marché fa war a jiitu hôpital fa war a jiitu sécurité fa war a jiitu njàngalekat fa war a jiitu balaa kër a tabax taxaw bu loolu amee rek day dem